yow Clédor Sène nga teew fii waa ànd sàmm jikko yi taxaw ngir proposer benn loi boo xamante ne dafay criminaliser lii di homosexualité la moo ci sa xalaat. waaw xam nga ñun Clair Vision ak association yu bëri ñoo bokk ànd ak kuréelu ànd sàmm jikko yi pour xeex ñu criminaliser mbirum góor jigéen LGBT ndax ay pratique la yoo xam ne dafa dëppoowul ak suñu diine dëppoowul ak suñu aada dëppoowul ak suñu cosaan dëppoowul ak nite ci boppam léegi liggéey boobu nag dañ ci nekk lu yàgg wër 45 départements yëpp def kër kilifa diine yëpp ci njiital Babacar Mbuub ak ñoom ñu mu àndal ñu def benn pétition boo xam ni kilifa diine yi yëpp signé nañ ko daanaka ñun ñi ci bokk yëpp tamit signé nañ ko ay kuréel yu bëri signé nañ ko pour ñu dugal assemblée nationale benn loi boo xam ne képp kuy def mbirum góor jigéen wala mbirum lesbienne wala mbirum transgenre yoon daf lay daan parce que acte contre nature la parce que yoon dafay daan ñëpp ñoo xam ne dañu def acte contre nature kon pour mu gën a leer dañuy criminaliser lépp luy góor jigéen ak affaire lesbienne LGBT daal képp kuñ ci jàpp ci yoon ngay dem ñu daan la donc loolu nguur gi lañu bëgg xiir ci mu topp ñu ci parce que ñoom dañ leen di tënk dañ leen di teg ay pression pour ñu respecter agenda wu Nations Unies ak yeneen organisation yi nga xam ne dañuy bëgg ñun ñu doxal ay libertés yi nga xam ne commencé nañ ko dëxañ ci suñu constitution mooy les nouveaux droits yi ñu ci def commencé nañ ko dëxañ ci suñu administration muy ministère du genre commencé nañ ko dëxañ ci suñu ay documents mooy permis de conduire yi am genre code de la presse bi ñu doon wax léegi ñu ni waruñu def discrimination sur la base de l'orientation sexuelle orientation sexuelle mooy genre te dafa am ay kàllaama yu bees ci tubaab yoo xam ne transphobie maanaam bañ koo xam ne dafa jóge ci jigéen nekk góor ci wàllu pëy wala jóge ci góor def boppam jigéen notion yooyu sax yu bees la yoo xam ne wala au lieu ñu ni ban sexe la góor wala jigéen léegi dañuy wax identité de genre lan mooy sa identité de genre loolu ay kàllaama yu bees la yoo xam ne day wane ni ñu ngi jëm ci benn nouvel ordre boo xam ne dañu bëgg a définir ay liberté yoo xam ne pour ñun libertinage la maanaam réer la ak def loo xam ne dëppoowul ak diine dëppoowul ak aada dëppoowul ak nité dëppoowul ak dara donc loolu au lieu ñu toog di ko xeex nii rek dafa baax ñu dëxañ ko ci loi boo xam ne dañ koy voté assemblée nationale loi boobu ñun tëgg nañ ko tëggin bu njëkk bu amee luñ ci defaraat ñu defaraat ko mais bi ñu jot a tëgg moom la ñu bëgg a jox ay député ñu porté ko assemblée nationale parce que yaakaar naa ne bu ñu yóbboo loi assemblée nationale ni loi bi pour ñu criminaliser bépp xeetu góor jigéen la je crois que am na député yoo xam ne duñ ko ñemee bañ a voté donte buñ ci àndul sax duñ ko ñemee bañ a voté mais gërëm tamit Mbëri Sila muy député APR boo xam ne moom moo njëkk a dugal loi boobu pour ñu criminaliser góor jigéen ci dëkk bi mais loolu ba léegi commission de loi la yam ñu teg ko fa suul moom ca la gëj a nekk député ba tey donc je crois que suñu paree tour chef religieux yi dinañu proposer loi boobu jaarale ko ci ay députés yi nga xam ne signé nañu suñu pétition ñu teg ko ci assemblée nationale ñu voté ko moo tax ñuy woo askan wi tamit le 23 mai ci rassemblement bu mag place de l'Obélisque pour que comme ni ñu ko defee woon pour défendre yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu def ko pour criminaliser lépp luy affaire góor jigéen mu leer parce que état bi ci boppam ñemewu ci am position bu leer mënu ci am position bu leer parce que dañ koy jox ay recommandations parce que bu yàggul dara UNESCO ci programme mu njàngale doon na dugal ci njàngale 12 ans 9 ans ba 12 ans ay mbirum góor jigéen te ci suñu société toujours ñu ngi ñuy agressé ci loolu ñi nga xam ne dañu siiw di ay woykat wala di ay artistes dañ leen di utiliser pour ñuy woyofalal loolu film yi ñuy seetaan ci télé yi dañuy véhiculer message yooyu donc ñu ngi def yëpp ba ci ay jamono ay tàngal yoo xam ne affaire góor ak góor jigéen ak jigéen lañ doon wone ay gadget yoo xam ne yooyu yëpp day yàq société te loolu ñun ak tubaab yi bokkuñu ni ñuy dundee bokkuñu ay réalité bokkuñu ay valeurs sociales donc ñoom la ñu woyofal ci ñoom ñun lu garaaw a garaaw la fii
góor buy sëy góor wala jigéen buy sëy jigéen. ndax nga jàpp nga ni projet de loi boobu mën naa sotti étant donné que am na ñenn ñoo xamante ni jéemoon nañ ko tenté te mujjul antu. non bii incha allah dina antu parce que ku mel ni Imam Ndaw daf ñu xelal benn raccourci nee na li ñuy sonn di wër di def ut ay pétition ak ay projet de loi bu ñu demoon ci kilifa diine ñoom ñu signé ko jox ndigal nguur gi pour ñu jàllale ko assemblée nationale dañ koy jàllale assemblée nationale te Ababacar Mbuub won na leen ni kilifa diine yi yëpp daanaka signé nañ ko ba mu des sëñ Muntaxa bi nga xam ne ci moom lañ jëm te incha allah da koy signé loolu buñ ko boolee ak suñu pétition ak suñu proposition de loi député bu ko porté amul kenn ku sañ a dellu gannaaw ci voté ko parce que kilifa diine yëpp dañ ci ànd mais fàttali ni dal bi nga xam ne moo fi am ci jamono yi gannaaw événement yi ñu génn kilifa diine yi ñoo tax sëñ Muntaxa moo tax fu nekk ni dal dellu si kon ñooñu am nañ fi baat parce que ñun dañu am suñu ay propre réalité moo tax am nañu yaakaar bu wér a wér ni dañuy am ndam ci xeex boobu incha allah.